mbokk yi jërë ngeen jëf ci seen kóolute ci seen télévision régionale du Prestige xibaar yi nga xam ne moo amoon ay bés ñu koy wax journal hebdomadaire seen télévision régionale du Prestige toppoon ko ay bés ba tax na nag tey ñu fas yéene leen rek jukkil la nga xam ne moo ca gën a fës. tàmbale ko nag ak forum de l'emploi bi nga xam ne amaloon nañ ko fii ci Thiès te ki nga xam ne mooy docteur Pape Amadou Ndiaye ministre bu yor wàllub artisanat moom nag moom moo ko jiite woon ci teewaayu kilifa yu bëri ca ndaje ba sax ba mu jëlee kàddu wax na ne daal na ndaw ñi fexe daal ba la nga xam ne ay projet la te njiitum réew mi Macky Sall jëmmal ko ngir jagleel ko ndaw yi nañu fexe daal ba ñu saf ci sàpp ngir def ko seen moomeel docteur Pape Amadou Ndiaye ci micro Cheikh Fall ak Fatou Karagey. ñu ñëw pour jox xale yi information parce que nit ki su fekkee dafa am lu mu soxla li mu war a njëkk def mooy dem wuuti ji lan mooy tax ak xam-xam bi mooy information ndax ku xamul fa ngay jëm dale na la jafe tey remercier nañ bu baax agence yi ñoom ñëpp a ñëw que ce soit à l'ANAMO avec mon jeune frère Maodo Malick mais également l'ensemble que l'ANA le 3FPT ONFP ñëpp ñëw nañu yee nañu xale yi ci li nga xamante ne mooy fa ñu war a jaar par li nga xamante ne moom la président jox askan wi ak xale yi ñoom ñu mën cee jot loolu mooy lu rafet te loolu ñuy def noonu président da koo def pour la première fois def ko yaatal ko ba xamee ne ku ci ne fa nga dëkk fa ngay dem ñu mën la caa jox la war lu ñuy wax territorialisation daal di jël lépp nag teg ko ci loxo administration territoriale pour ci mu gën a leer ba kenn du mën a wax ne daf ci am parparloo loolu tamit lu rafet la te xam naa ne kan xale yi déglu nañu te tamit ñi déglu tam dégg nañu te loolu ñu déglu ak ñu dégg ko incha allah ñi ngi leen di ñaax ñu jëfe ko ndax jëfe jooju mooy tax li nga xamante ne président yéene na leen ko ñoo ñu mën koo jëriñoo ci lu gaaw ci ñëpp mën cee jot ci li gën a anam ji gën a rafet. moom su fekkee opportunité emploi rek yàlla def na Thiès yaatu na ndax Thiès fii mu toll nii am nañ aéroport bi ñi nga xamante ne aéroport Sénégal mi ngi fii Thiès à Diass aéroport de Thiès fii ñu gis nii am nañu li ñuy wax port bi nga xamante ne président mi ngi koy naal ñu door koo door muy portu Ndayane mi ngi fii Thiès soo gisee tey ji li ñuy wax tamit pétrole bi fi muy war a njëkkee war a bal Thiès la avec plateforme de Kayar tourisme bi fii lañ koy waxee mbay mi tamit te dégg nga ñi nga xamante ne ñoo ko fi wax ak accompagner leen. samedi bi weesu nag ñi nga xam ne nag ñooy commerçant maanaam jaaykat yi xam ne dañoo bànqaaso ci bureau départemental bu UNACOIS jàppo ñoom nag ñu nga woon ca buntub gare ferroviaire bu Thiès doon wane rek seen ñàkk ànd ca la nga xam ne mooy foire yi ñuy tëgg jamono yi ne nag jotoon nañu amal waxtaan ak ay kilifa ba ñu jëmmal ne foire yooyee du ñu am ci période yi nga xam ne moom la ñu génnee koor ak korité ak tabaski waaye nag gis nañ ne jamono yi ñu ngay waajal foire ci Thiès te nee nañ loolu day indi gàllankoor ca la nga xam ne mooy seen yëngatu ki nga xam ne nag moom mooy Thierno Ciss bokk nag ci commerçant yooyee dellusiwaat na nag ana lan moo taxoon ñu daal di jëmmal seen ndaje ak taskatu xabaar yi Thierno Ciss ci micro Moussa Mbaye ak Marème Ly. bu ngeen gisee tey lii lu ko waral mooy li nga xamante ni bi commerçant yi jafe-jafe yi ñu nekkee ñu jànkonteeg ak lu metti ci marché yi ci foire yi fi daan am ba ñu am consensus bu ñu trouvé woon à 2015 début Ramadan ba lendemain Tabaski kenn du fi tegu bu ñu may ko commerçant yi bu kenn tegu foire loolu ñu ngi ci doon wéyee li ci des ñu ngi doon xool procédure ba nan lay doxe ba ñu régulariser ko ba yëpp tegu ci yoon ba amoon nañu ay réunion yu ñu commencé woon de avant Covid bi ñaari réunion préfecture pour ñu mën a xool foire ñu koy canaliser ak kees bu dee benn foire buy am ci at ñu xam bu dee ñaari foire am commerçant yëpp xamu ko ne benn bi moo jàpp national international léegi yàlla dogal loolu bi mu amee Covid bi ñëw ñu arrêté ko ñun dañu toogoon ñu yaakaaroon ni suñu yaakaar li waroon a xew mooy ñu relaxé loolu xam fan la wante ni mu jëg gëtëm léegi loolu amuñu ko dañu toog rek benn jour ñu dégg ni foire am na
ñu dégg ci turu UNACOIS man de ñi ko jëkkoon a biim ci laa bokk ma ne woon bu amul te ginnaaw bi mais gisee aussi arrêté kii autorisation bi ci laa ko gëm te commerçant yi aussi vraiment sonn nañu Covid bi mu ñëwee 2 heures tëj nañu 14 heures tëj nañu 18 heures tëj nañu te teewul kenn teggul ci benn taxi amul benn taxi boo xamante ni teggeekul ñu kaw commerçant yi ñu koy fay kon donc lii bu amee waroon nañu mën a bàyyi ba commerçant yi vraiment sax man dama waxul ni sax ren jii sax dama xalaatoon ni kenn warut a xalaat sax di tëgg foire à 2021 bi loolu la ñu amoon loo xamante ni vraiment nakare nañu biñ ko yëgee aussi kilifa yi ñu ci war a waxal waxtaan nañoo ko suuf woo naa leen téléphone xam leen ni lii bu mu jëm kaw na ngeen ko teg ci suuf ñu toog ba parce que biñ koy yokk kenn yëgul man yëguma kenn yëgul. xanaa UNACOIS du kuréelu commerçant yi. kuréelu commerçant yi la man loolu nag moo ñu metti parce que buñ ci ñëwoon appuyé ci dem ci ñu ne ñun yëpp ànd parce que avant lii di am nañu ñoo xam ne dégg naa ko ci groupe marché bi Thierno da leen di la xayab layam ne xam na ci dara te man yëguma tiinu ma. loolu dégg naa ko ci groupe marché bi. ñu des nag mbokk yi ca mbirub foire boobee ki nga xam ne nag mooy Dame Sall mi xam ne moo fas yéene organisé foire boobee ci ay bés rek ci Thiès moom nag xamle na ne du dellut ginnaaw dina ko amal tontu boobee sax la jagleel ñi nga xam ne ñooy commerçant yi xam ne ñoo doon wane seen ñàkk ànd ci ni mel Dame Sall ci micro Ahmadou Bambali ak Adiba. ndax dafa nii am na ay wax yoo xamante ne ni jib na te yéen ñëpp dégg ngeen ko ci muy événement boo xamante ne ni dañ koy préparer muy la foire économique et commerciale de la région de Thiès mu nekk foire boo xamante ne ni depuis 10 ans ñu ngi koy organiser fii ci Thiès bi muy door defe naa ni am na ci yenn journalistes yi ñu bari ñoo xam ne ni fekke nañ ko c'était une petite chose mu am aussi loo xamante ne ni moom moo ko waraloon parce que révolution du yor ay jaas yi du yor ay yet du yor fital mais révolution dëgg xam-xam la ma ni nag mais attention il faut maintenant que la situation là ñu xoolaat ko est-ce que dafa jaadu à tout moment lu ñuy ut dañuy dem Dakar wala dañuy dem feneen est-ce que waruñu fexe ba li nga xamante ne dañ koy ut lu ci bari ñu mën ko amee fii ci suñu dëkk. d'accord mais pour vous dire que ni depuis que j'ai commencé à organiser cette foire avec l'UNACOIS ba fii may wax musuma am jàmm. C'est pas aujourd'hui ce qui se passe nii c'est pas aujourd'hui c'est peut-être que vous yéen a comprendre mais man je comprends depuis 10 ans tout peut se passer à Thiès n'importe quel événement peut se passer à Thiès kenn du wax mais il suffit que les événements là arrivent il y a des gens mal intentionnés manipulés également je pèse mes mots ñoom dañuy taxaw ne du fi am soit disant que il y a quelque chose qu'on avait signé etc. Dire que ni il y a anguille sous roche il y a des gens derrière cette affaire. Je veux que ça soit clair parce que quand une information dafa jóg la presse est allée couvrir je n'avais pas envie de faire ce point de presse mais dafa jaadu ñu équilibrer les informations il faut que l'autre partie aussi s'exprime pour que nit ñi xam lan moo xew li xew mooy que c'est pas la foire qui les dérange en réalité man personnellement maa leen di déranger loolu mooy dëgg léegi nag man personne ne m'empêchera de travailler pour ma ville parce que Thiès ñi ko mën a defar mooy ñi fi dëkk personne ne viendra le faire à notre place. mbokk yi ñu des ba léegi ca la yitteel wàllub njënd ak njaay ministre yor wàllub commerce ak petites et moyennes entreprises di Aminata Assome Diatta amaloon na nag CRD spécial ci gouvernance bu Thiès ci teewaayub chef de l'exécutif régional di gouverneur Mouhamadou Moustapha Ndaw waxtaan ba daal jagleen nañ ko ay pàcc yu bëri la ca gën a fës rek nekkoon ana nañ nañuy def daal ba meññeef yi nga xam ne moom la ñuy béyee ci ñim réew ñu daal di leen jox gëdd ba ñu mën koo yóbbu feneen ak feneen ñu daal di ko fay amal ab njaay mu nekk nag loo xam ne ñaan na ko ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci secteur boobee ministre Aminata Assome Diatta ca CRD spécial boobee ci micro Ndeye Koumba Fall ak Mariam Ly. di wax ci wàllum zone de libre échange continentale africaine ZLECAf c'est une opportunité pour le Sénégal dafay fekk nag ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo ko bokk surtout les acteurs secteur privé bi aussi mu taxawaay boobu ndax Sénégal li muy exporter Afrique ñun ñoo ngi exporter 46% ci Afrique bu néewee ba néew 40% boo xoolee ñun lu ñuy importer Afrique 16% la toll donc ñun ñu yombalal ñu dugg ci marché africain bi suñu avantage la
d'autant plus que boo xoolee ñun si suñu exportation yooyu 46% yooyu ñuy exporter Afrique 80% exportation yooyu yëpp mu ngi jëm ci CEDEAO donc exploité guñu véritablement le marché africain donc zone de libre échange bi dafa war a nekk loo xam ne daf ñuy yombal pour ñu mën a accéder bu baax ci marché africain. Le ministère du commerce est à la fois le ministère du commerce et le ministère des petites et moyennes entreprises donc nu ñuy gérer les préoccupations des consommateurs noonu la ñuy xalaatee tamit les PME parce que tamit bu ñu tegee toujours nos PME loo xamante ne attanuñu ko bu yàggee dootuñu am PME duñu am entreprise nit ñi doon liggéey foofu dañuy perdre seen emploi bu ñu perdre seen emploi mu jural encore yeneen gàllankoor njaboot ci donc loolu tamit nañ ko war a di seet État dafay def beaucoup d'efforts pour contenir des prix mais tamit il y a beaucoup de charges yoo xamante ne moom la État war a supporter donc am na fu muy toll c'est mieux de laisser situation bi comme ni ñuy gis ñu noter des hausses quand c'est inévitable mais à notre niveau on fait tout ce qui est à notre disposition vraiment pour prix bañ a jéggi dayoo donc prix nu mu toll nii mënoon a fee gën a cher mais xëy na am na loo xamante ne moom mooy lu mënta ñàkk loolu la commerçant yi appliqué. mbokki nag àddula yitteel askan bi ndaje bu am solo amoon fii ci Thiès ci bés yi weesu ñi nga xam ne nag ñooy doomu garde républicain yawoon ñoom seen association moo doon amal assemblée générale fii ci camp Michel Legrand ci camp tropical fii ci Thiès ki nga xam ne nag moom mooy Landing Savané nekkoon ancien président association boobee daal dina fa teew ca ndaje ba daal rafetlu na daal la nga xam ne mooy booloo nekk benn ñu déglu Landing Savané ci micro Ahmadou Bambali. sant suñu borom bu ma may ma teew ci jotaay bu mel nii di jotaay doomu garde yi ndax man doomu garde laa moo nekkee xale wu tuuti juróomi at di dugg école tout tànk doomu garde laa woon ba bu ma demee ba nekk mag toujours maa ngi ci camp de garde yi te tropical doon cosaanu camp de garde yi kon nag su dara xewee fii faw ma fexe ba teew ci loolu moom ma fi invité ma bëgg loolu ndax gis naa fii ñu bëri gis saafonte ñu bëri ci ñu ma suma rakk yi suma jarbaat yi fi nekk muy mbégte bu rëy mais nag loo am te di dëgg mooy ni léegi lu garde yi tekki woon démb tekkeetuñu ko ci biir Sénégal mais nag seen doom yi ak ngor bu ñu leen def ci ñoom war nañ fexe ñoom tamit yëkkati yar ak jikko bu nga xam ne ni seen waajur yi def nañ ko ci ñoom pour ëllëg mën a tekki dara parce que àddina moom toujours dafay dox ak lu mu metti metti soo melee ni nga war a mel suñu borom dina lu ubbil bunt pour que nga mën a dem ba tekki dara ci dëkk bi ak ci jamono. kenn moomul kenn ñu ngi ci démocratie lu dëgg lu neex waay wax fu ko neex wax nu mu ko neexee wax doo ci mun dara wax lu war a am taxul mu am de politiciens yi ak politikaar yi ñoom lu ñu gëm politikaar yi lu ñu gëm ñoom xëccoo yooyu yu sew yooyu lañ gëm kon nag nañ leen bàyyi ñu xëccoo. mbokk yi ñu des ba léegi nag la yitteel wàllub askan bi ndaje bu am solo amoon nag ci bés yi weesu fii ci Thiès ndaje ba xewe woon nag ca auditorium bu université Iba Der Thiam bu Thiès waa kërub jàngu bi ñoo fa amaloon ndaje rek doon màggal ñaar fukk ak juróom édition lettre pastorale des évêques du Sénégal ci teewaay nag kilifa jàngu yi ak kilifa diine l'islam waaye nag teewaayu gouverneur de la région bu Thiès ki nga xam ne nag mooy docteur Augustin Tine nekk maire bu Fandène ba mu daje ba jeexee nag dellusiwaat na nag ci solop bés bu am solo boobee ñu teewlu docteur Augustin Tine ci micro Fatou Fall ak Ndeye Awa Sarr. maa ngi sant suñu borom di wax ni li ñuy def tey mooy forum bi nga xam ni monseigneur yi nekk Sénégal ñoo ko organisé ñu wax ni il y a 25 ans man ñaari fukki at ak juróom dañ ci organisé woon bu mel noonu en 1994 ñu bamtuwaat ko tey mais yàlla def mu méngoo ak jamono
parce que li ñu ciy wax mooy nan la ñuy def pour que Sénégal gi ñu am Sénégal boo xam ne am na jàmm Sénégal boo xam ne aussi am na njub amul yàq-yàq donc loolu aussi am na ci solo donc damay wax ni Église Sénégal ñëpp xam nañu ko yàgg nañu di waxtaan di gëstu ci li nga xam ne mooy jëmale réew mi kanam ci anam bu neex donc ñun dañu leen ciy gërëm di leen sant donc di leen wax ni liggéey bi ñuy def nii forum bii nii président de la République ci boppam mi ngi xaar résultat yi. mbokki nag addu wàllub wurum gi di alam gi di environnement ñeent fukk ak juróom-ñeenteelub édition ñu doon ko amal rek journée bu ñu jagleel wàllub environnement ci àdduna bi wërngal këpp fii ci Thiès nag ñu ngi doon amal ndaje boobee ca lycée technique monseigneur François Xavier Ndione ci teewaayub chef de service yi ak yeneen kilifa yi yore wàllub njàng bi ca ndaje boobee nag ki nga xam ne mooy Idi Niang di directeur régional de l'environnement et des établissements classés daal di delluwaat rek ci taxawaayub Thiès ci wàllub environnement waaye nag am ragal lool ndax usines yi bëri nañ lool ci Thiès Idi Niang nag dellusiwaat it ci solop ndaje boobee ñu teewlu ko ci micro Cheikh Fall ak Aminata Ndiaye. donc li ñu fi dajale tey moom mooy dañuy àndandoo ak àdduna bi yëpp ci li programme des Nations Unies pour la protection de l'environnement mébatoon boobaak léegi am na ñeent fukki at ak juróom-ñeent bii mooy ñeent fukkeel beeg juróom-ñeent at mu ne ñu jël benn bis jàpp ko le 5 juin di ci fêter lu ñuy wax kéew boo am na ñu naan alam waaye kéew bi nag dafa loolu loo xamante ni dañ koo songe fu ne song bi doon na ci mbirum changement climatique song bi doon na ci mbirum géej gi waame bi song bi doon na tamit ci mbirum exploitation industrielle ak minière li nu tax a toog fii nag tey moom mooy ñu yee xale yi tàggat leen ci li nga xamante ni moom moo ñu yoot ba pare tamit jaarale ko ci mbir ñi taskatu xibaar yi ñu mën koo wesaare ba nit ñi mën cee yeewu loolu moom mooy solo ndaje bi tey. communauté bi lu nu war a def ñoom ñoo war a jël maintenant seen ay responsabilité ñoom ñoo war a aar keew bi déem nangu nan ni am na ay exploitation muy industrie muy mine muy géej gi ni koy exploité ak suuf si nga xamante ni nit ñi dañ koy xëccoo di ci dëkk ak yooyu yëpp bu askan wi fexee ba nu mën a aar loolu xool nun koy exploité bu méngoo ak ñoom seen ay intérêt bu boobaa defe naa ni Sénégal moom moo ciy gën a soxali koo rek ndax bu askan wi soxali ko réew mi ci boppam mooy gën a jëm kanam. mbokk yi ñu àdduna ak la yitteel wàllub njàng mi Thiès it amaloon na wala doon màggal rek ña nga xam ne ñoom la ñuy wax Linguère ak Damel mathématique ñu ngi doon amal xew-xew boobee ca zone militaire numéro 7 IF inspection de l'éducation et de la formation ñoom ñoo organisé woon Linguère yooyee jagleel ko nag élèves yi nga xam ne ñooy tout tànk yi ràññeeku lool ci wàllub mathématique docteur Papis Ndoye bokkoon na ca kilifa yi nga xam ne ñoom la ñu invité woon ca bés bu am solo boobu ay kilifa yi yor wàllub jàng bi it ñoom teewoon nañu ci ndaje bu am solo boobu ki nga xam ne nag mooy IEF bu Thiès ville di Arfan Seck dellusiwaat na nag ana lan moo tax ñu amal bés bu am solo boobee ñu teewlu ko ci micro Jawi Kouaté ak Soxna Diary Camara. Linguère mat Damel mat mu doon loo xamante ne lu am solo la ci ñun loo xamante ne sawar nañ ci ànd ci ay partenaires yu ñëw jàppale ñu gërëm leen sant leen di gërëm suñuy kilifa IA di gërëm préfet di gërëm xale yi di leen féliciter di leen wax nañu kon ne góorgóorlu ndax liggéey rek moo wóor leneen nag bu ñu liggéeyee bu ëllëgee dineen jëriñ dineen tekki xale yi 84 lañ ko ren 84 lañ ko waaw dañ leen tànn ci xale yi gën a xarañ ci école yi ñu indi leen tànn leen defal leen concours génnee ci ñi nga xamante ne ñoo gën a xarañ ñoom ñoo ñëw ni tey ñu sargal leen tuddee leen Linguère mat Damel mat professeur Papis Ndoye modèle la moom fii la jàngee jàng bi ba yàlla def jàngam bën mu réussir daan na football doon football kat bu mag ñu wan xale yi ne leen mun nga jàng mun nga football mun nga def say loisir mais mun nga def plaisir bi nga bëgg mais bu mu la xañ sa njàng bi nga war a def loolu modèle la ci quoi moom. bon résultat yi ñu ngi ciy sant yàlla ndax ñëpp a ngi ci jàpp ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. TV mooy ñu jël xale yi buñ ko yoon mayee ak moyen ñu defal leen camp de vacances
continuer di leen encadrer di leen tàggat quoi. Thiès nag jamono yi ñuy waajal la ñuy wax rek nawet 2021 2022 ñu gis ne nag Thiès rawatina Sénégal sax mbënd mi dafay faral di bëri lool taw yi weesu jotoon nañu def dégâts yu bëri ci biir Thiès mel ni ne nag kilifa yi dañoo xam ni ni mel ba tax na nag ñu woote woon CRD spécial jagleel ko ni ni mel ca ndaje ba daal ki nga xam ne mooy gouverneur Oumar Ndiaye moom nag dellusiwaat na rek ñaan askan bi ñu fexe daal ba jële jëm nag ci wàllu canalisation yi wala canaux yi rek ñu bañ caa sotti mbalit ndax suñ ko defee rek day nasaxal liggéey bi nga xam ne dañ koy def jamono yi ngir waajal nawet gi ba dàkk ba faw inondation yi fii ci Thiès Oumar Ndiaye ci micro Adiba ak Ndeye Awa Sarr. dañ fi daje tey ndax waxtaane lu jëm ci mbirum inondation ndaxte xam nañ ko li ci des ñu dugg ci nawet bi bëriwul ba tax na ñu jàpp ne dañoo war a fagaru balaa ay inondation di ñu bett ñu ci mën a def dara loolu tax ñu dajale fi autorité administrative yi dajale fi tamit service technique yi ak élus territoriaux yi pour ñu def le point xool ci région de Thiès fan la ñu am ay béréb yoo xam ne faral na di am inondation ñu identifier leen te bu ci nekk tamit ñu jéem a xool ban mesure lañ mën a jël ba tax inondation bu amee ñu mën a def face. li ñuy jël faral di njëkk a def daal mooy bu nawet di jub si ñuy def li ñuy wax curage des canaux des canalisations plutôt maanaam yoonu ndox yi nekk ci biir dëkk bi canal yi ak yu mel noonu ñu wax collectivité territoriale yi ñu taxaw ndax jéem ko setal su boobaa bu taw bi ñëwee ndox mi du mën a taxaw dina mën a jaar ci canalisation yi du toog ba gàllankoor askan wi. waaw leneen li ñuy def tamit woo nañu ñëpp ñu engagé wu muy service technique yi ak maire yi d'ailleurs am na ci ñu jël ay engagement par rapport à ay moto pompe ak yooyu parce que ni ngeen ko xamee li ci gën a ëpp mooy am na ay endroit yoo xam ne ay moto pompe lañ fay def di pomper te loolu dafay laajte ay moyens même curage bi tam day laajte ay moyens parfois yoo xam ne suñu commune bi duñ ko am ba day waral souvent ñuy wut appui niveau central pour yenn engins li ñu ci gis ci ay jafe-jafe nag mooy am na fi ay béréb yu bëri yoo xam ne askan bi dañ koy fat ba tax na ndox bi du mën a dem ni mu war a demee ñu bëgg a profiter ci occasion bi rek woo ñëpp ni ñu woowee maire yi woowee service technique yi ñu woo tamit population yi ku nekk fi nga féete nga mën a jouer rôle bi nga war a jouer te moytu di fat li nga xam ne mooy canalisation yi fi ndox bi war a jaar. mbokki nag addu lay teel wàllu biir réew mi di actualité nationale bés bu yàlla sàkk seen télévision régionale di ca béy wàllu am solo tàmbale ko nag tukki bi nga xam ne njiitub réew mi président de la république Macky Sall dina ko door ci samedi gi yemook fukki fan ak ñaar ci weeru juin ci atum 2021 fas yéene dem nag bëcc ganaarub Sénégal Ndar ak Matam mbokk yi mbooloo mag na fës ci xibaar yi teel biir réew mi di Sénégal ñu ànd ci soxna Mariam Ly. ñu tàmbali xibaar yi ñeel biiru réew mi ak njiitum réew mi Macky Sall mi nar a tàmbali tournée économique dem nit ci samedi fële ci région bu Saint-Louis ak bu Matam foofu nag mu nar fa inauguré ay yoon yu bëre ay école waaye itam ay centre de santé teg ci nag dina fa tàmbali ay liggéey bu ñu sukkandikoo rek ci xibaar yi ñu am ba tey rek ci programme boobule Macky Sall moom dina tàmbali nemmeekoom boobu fële ca Saint-Louis bu paree rek mu daal di dem Fanay daal di fay inauguré yoon bi boole tari ji ak Podor. ci li jëm ci tournée nationale bi njiitum parti grand parti di Malick Gakou nekkoon na fële ca Kaolack foofu nag mu ngi fay woo opposition bi yëpp ngir ñu booloo ngir rek ñu mën a gagné élection locale yi moom nag nee na opposition bi waruñu def lenn lu dul booloo moom mi nekkoon njëwriñ bu ñu dénk tàggat yaram nakarlu na daal manifestation bi prestataire yu Senelec yi amal wax na ci li ko gën a nakari teg ci itam daal dina wax rek ni askan wi dañoo war a xeex seen liberté ak seen démocratie. ñu jeexal xibaar yi ñeel biiru réew mi ak autopsie bi ñu doon def ci néewu Abdou Faye nekk kenn ci complice yu Boy Djiné yi moom nag certificat autopsie bi daal dafa wane ne rek dafa am benn anoxie cérébrale maanaam daal dafa manqué woon air ak benn asphyxie mécanique par pendaison waaye nag moom famille am daal ànduñu ak kàddu yooyu noonu yi nga xamante ne waa kër docteur ñoo ko joxe ci loolu nag ñu ngi daal di xamle rek benn contre autopsie li lañ leen indiloon ci xibaar yi ñeel biiru réew mi ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah.
bàkk boobee nag di jëmmal lay teel bitim réew bés bu yàlla sàkk seen télévision régionale du prestige di ca béy wàllu am solo ñu daal di yër la ca gën a fës ca bitim réew. ñu tàmbalee xibaar yi teel bitim réew ak ndogal bi nga xam ne nag njiitum réewum France di Emmanuel Macron daal dina ko def jëmale ko rek ca réewum Mali démb nag ci alxames gi ginnaaw bu mu doon amal rek conférence de presse ca l'Élysée moom nag wax na ne réewum France daal soldaalam ya nga xam ne ñoo nekk ca réewum Mali dina leen fa jëlee te gis nañ ne nag ñoom ràññeeku nañu lool la jëm nag ci wàllu xeex la ñuy wax terrorisme wala djihadisme force Barkhane boobu nag nee nañ daal dinañ ñu wàññi bu baax a baax soldats ya nga xam ne ñoo nekk ca Mali te dinañ nekk ay doomu France ñu fàttale sax bés yi weesu France de waxoon na ne armée bi daal dootul ànd tik armée Mali ñuy amal nag ay opération conjointe loolu tax na nag ba xel yi daal jotoon tey lool waaye nag démb de Emmanuel Macron xamle na ne daal ala kulial ñoom daal seen soldat ya aw lim ba nekk ca Mali dinañ ko wàññi ba tax na nag dinañ jëmmal rek beneen force boo xam ne day boole yeneen réew yi nekk ci tugal ngir fexe daal bu soobu ci mbir ma ngir xeex la ñuy wax terrorisme ci Sahel ci noonee sax moom xamle na ne daal ñu ngi wéy rek di ñaax autorité malienne ya ñu daal di fexe daal ba te bi ñu téye pouvoir ba rawatina soldats yi ñu daal di jëmmal ay wate ci atum 2022. jóge ca Mali nag dem fële ca Birmanie ab avion militaire de moo daanu démb ci alxames gi yemoon nag fukki fan ci weeru juin mu nga daanoon nag ca bërëb bu ñuy wax Mandalay nekk ca Birmanie lu tolloo ko fukki nit ak ñaar daal dinañu ñàkk seen bakkan juróom benn yëpp ay soldat lañu ñu jàpp ne sax avion boobee dafa doon rek survolé maanaam dafa tiimoon benn usine acier nekkoon na soriwul woon lool ca fa nga xam ne moom aéroport ba nga xam ne moom la délai woon départ ñu jàpp ne nag ña nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ca daanu avion boobee am na koo xam ne nag ràññeeku na lool te kilifa moine la bouddhiste la moom nag nee nañ daal ku jege ki nga xam ne mooy chef bi yore wàllu junte militaire ca Birmanie kilifa bouddhiste boobee daal dina wàcc liggéey ca accident avion boobu. jeexalee la yitteel xibaaru bitim réew foofee ca Pakistan ñu gis ne nag ab saxaar de moom moo raay daal di nag mbëkkaat beneen moroomu saxaaram loolu nag mu ngi amee ca Pakistan lu tolloog juróom benni fukki nit ak ñett daal dina ñàkk seen bakkan loolee daal kilifa ya nekk ca réew ma xamle gum ñu jàpp ne nag la waral accident ba dee foo booba ba léegi nag kenn xamagul lan moo ko waral waaye nag ñu bëri daal dina joxoñ baaraam màggetaay ba nga xam ne yoonub saxaarub Pakistan màgget na ko accident boobu nag daal di sulliwaat rek la nit ña doon coowoo di wax ne chemin yoonub saxaar bi nag dafa màgget lool jamono colonisation britannique la ñu jëmmaloon saxaar yooyee ca Pakistan waaye jàpp nañ ne nag kilifa ya daal duñ ko toppatoo ba tax na nag lay wax déraillement train day wéy ñu koy nemmeeku ca dëkk boobee di Pakistan. mu ngoog xibaar yi nag foofu la buuree mu nekkoon xibaar yi xam ne dafa amoon ay bés ci biir Thiès ak Sénégal laalaale nag adduna gi mu nekk nag xibaar yoo xam ne seen télévision régionale du prestige bés bu yàlla sàkk da koy topp ngir fexe daal ba dellusiwaat ci ba ña nga xam ne jotuñ coon am firnde yu leer ñu daal di ko am delluwaat rek di gërëm mboolem seen téléspectateurs yi xam ne bés bu yàlla sàkk it dañuy saytaan ci bitim réew ci réseau bu ñuy wax IPTV am ñi tàmm suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu Prestige delluwaat wax leen ne mën ngeen wéy di télécharger application bi su ngeen demee Google Play su ko defee xibaar ya tukkee bitim réew ak biir réew mi di Sénégal ngeen mën ko am ci anam nu mu gën a gaawee ci seen téléphone portable ak seen ordinateur mbokk yi semaine bii di ñëw yeneen xibaar yi teel la amoon ay bés jërë ngeen jëf